nga dagg leen 10 000. 40 et quelques wala lu mille la ñuy jóge 10 000 fayeeku. ñu desee 40 et quelques mille. li maam Birame Waj doon wax néeg bu baax ci Ndakaaru mënoo ko am ci 40 000 boo ci bëggee boole ya cee ànd na moom beneen problème la. mais 50 000 francs est-ce que si jamono jii nii ñiy waxu lépp a cher soble cher na pomme de terre waxuñu ko ak yeneen nga ni da nga leen di lebal 50 000 francs quand même. non mais gis nga Pape Makhtar yi te yow ngay aider ay nit ay 80 000 francs. foofu laa jëm yi président Macky Sall doon def bu yàggul. voilà mais yooyu ci ASP yi la ko doon. mais bien sûr. oui parce que maa ngi ñoom a yem. dañuy taaba rek. c'est une honte dans un pays ñuy wax masse salariale 50 000 francs. c'est une honte. tey jii mii na daan doole yi nekk ci kër gi sax wallahi azim yokk nañu seeni payoor. kenn dootu ci nangoon 50 000 nangootuñ ko. kon tey jii koo xamante ne day xëy suba ba ngoon taxaw combien d'heures de travail mun nañ ko assimiler à de l'esclavage. nga leen di fay fukki junni ba pare après nga war a taxaw di bàkkoo ne jox nga leen 50 000. gis nga man li may wax chaque jour inspection du travail ndax ñi ngi def seen liggéey banqaas boobu ndax amati na njëriñ quoi. parce que y a beaucoup de maisons yoo xamante ne franchement suñ fa duggoon. ils vont aider les travailleurs te xam nga lan moo ci métti tey tu es obligé de courber l'échine quoi d'accepter tout ce qu'on te donne parce que quoi le marché de l'emploi vraiment mooy loolu pour nga am liggéey problème la soo geddee 50 000 francs yooyu dem toog pour nga dundal sa njaboot day métti loolu day indi ngay nangu lu nekk luñ la tegoo rek nga tegoo ko mais nag jot na billaahi mar naan ku mu taxa naan petit su robinet ubbee nga rus lenn li da nga koy xeex soo koy xeex dina métti torop ci début bi mais ci njëlbeen bi finalité bi moo ci am solo. Pamata foofu lañ toll ci réew mi réew moo xam te ne ñu ngi toog naan un responsable apériste denc këram 800 et quelques millions bañ ko fay sàcc. dans quel pays sommes-nous? c'est très grave. dans quel pays sommes-nous? fekk ne le citoyen sénégalais honnête mi ngi trinqué. non Awa Diop taxawal ci loolu yow démb ak barki démb yore woon 100 francs ma taxawal ci loolu nga ni dafa am benn responsable politique bu tudd Farba Ngom bu ñu sàcc ci këram 800 millions 800 et quelques millions presque mi ngi ci journaux tey presque 1 milliard quand même. mais loolu nu mu mënee ne et c'est pas la première fois soo xoolee kër Madické Niang ay doomam defoon nañ ko kër Pape Diop defoon nañ ko léegi ñun suñu ay autorité daal ñoom mën nañ jël seen kër transformer ko ay banque ñenn ñi ay guichet automatique moo nekk seen kër ñenn ñi ay pompe essence nekk ci seen biir kër di leen ravitailler te démb ak bërki démb Pa Matar yaa ak ñoo ma yemoon. bu ma leen tanewul. soo leen tanewul. am na ci ñoo xam ne dañ daan ñëw plateau télé wal fajri wala ñëw rajo suñu paree yow journaliste bi yaa leen doon may paas ñu dem tey ñoo lay narge di yore seen ay 4x4 di la romb. xanaa dañuy luxus. waay yow. Moustapha 800 millions presque 1 milliard la de. non man lire naa ko ci journaux yi tey su ma ko gisul woon ci un journal que je considère comme sérieux dama naan mënta nekk. ay caaxaan la. voilà mais à partir du moment où gisaguma lu ko weddi damay jàpp rek li sama confrère bi di dëgg la. jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. absolument. daf may pousser ci benn réflexion moo di ne d'abord dama toog bu jàgg ma ne Farba Ngom en fait ban fonction lay assumer. nen day jaay terrain. ñu ne ma griot président ma ne griot président kenn du ci jàpp kenn. après ma ne député à l'Assemblée griot président fa la nekkee fonctionnaire bi. ma ñëw rek député assemblée nationale. après mais le plus important moo di Pape Makhtar. Farba Ngom il est maire. il est maire. ça veut dire quoi que ni dafa war a déclarer patrimoine benn ñaareel bi mooy l'OFNAC mais mënoo dégg quand même ñu ne la un maire du Sénégal. un maire ci Sénégal gi sàcc nañ ci këram 800 et quelques millions de francs CFA. ñu toog comme si de rien n'était. war nañ ko gëstu. pour xool ba xam cet argent là nan la def ba retrouver foofu. déjà je ne pense pas que ça soit permis que autant d'argent ñu denc ko ci kër. même bu fekkee ne moo ko moom mu lew ko je ne pense pas que ça soit permis. encore que depuis que ma xam Farba Ngom ba léegi miinuma ko mosuma ko gis mais en tout cas depuis may dégg turam ba léegi gisaluma ko liggéey bu war a permettre loolu. à part ñu ne ma day jaay terrain. mais jaay terrain mooy lan fii ci Sénégal. ak yan terrain lay jaay sax. fii ci Sénégal amu fi benn suuf boo xam ne da ngay ñëw rek jël di jaay. suuf yi fi nekk soit ay suuf yu maamu jàmbur la ñuy donnante. suuf wala suuf yoo xam ne état bi ñoo ko moom. état bi mën na koo jox ay nit pour ñu dëkk mën na koo jox journalistes yi ñu dëkk mën na koo jox magistrats yi ñu dëkk mën na koo jox menuisiers yi mën na ko jox ñeneen wala boog état bi mën na ko def mu nekk utilité publique. maanaam fu ñu tabax école fu ñuy tabax université fu ñuy tabax dispensaire ak yu demee noonu. mais damay jaay suuf te loolu Pape dafa bari ci réew mi de. mais dëgg la réew mi ñi fi yore milliards di ko kobasee ñëpp koo ci laaj ñu ne la ci suuf la. te mënu koo justifier. fu mu koy justifier ay suuf yoo xam ne fii ci aéroport bi ñuy tabax monument de la Renaissance
loo ci déggoon ci suuf ya loo ci déggoon dëgg la que ni suuf yooyu lañ jël jox ko benn waaye mu terrassé ko après lam ci génne ñu financé ci monument bi et cetera tey jii ay suuf a ngi fii ci aéroport Ndakaaru bii ñuy jaay terrain 50 millions terrain 100 millions ñan ñoo koy jënd après nuñ koy defee est-ce que du Awa Diop Ndiaye du ko jënd ci 75 millions ñëw jaay ko Moustapha ji 100 millions et cetera voilà c'est des questions yoo xam ne je pense que il ne faudrait pas ñu arrêté wu rek sur la gravité du fait mooy 800 et quelques millions ci génn kër ba sàcc di ko sàcc mais également mais c'est pas une première oui et c'est pas une première waaw déggoon nañ fi 250 millions yu ñu sàccoon ci am na douanier bu ñu mas a sàcc xaw ma ñaata millions ci biir këram fii ab douanier donc yooyu su amee man daal Sénégal li ma waaj wax ci suba dina yéex a faju de parce que leen day am ñu war ci profité régler lu bari on le fait pas maam Biram mi ngi koy fàttali vendredi li xew Tivaouane ba fa président Macky Sall demee lan la wax mooy demandé na à ce que ñu def ay enquête le plus rapide ay audit le plus rapidement possible pour wax ko ce qui se passe dans les hôpitaux ñu trouver ci ay solutions maam Biram waj nee nag boo retourné 2021 pratiquement à la même période Conseil des ministres après l'affaire Linguère la même chose le président Macky Sall waxoon amul solution donc gis nga Awa Diop bi mooy deuxième fois déggoon nañ fi aussi kër Farba Ngom moom ñu sàccoon fa 250 millions mais moom lan la dafa yore machine xaalis wala BCEAO lay liggéey mais loolu moom mooy laaj bi Pa Matar yow kañ nga découvrir Farba Ngom yow kañ nga xam Farba Ngom Macky Sall ba mu faloo man ci laa xam Farba Ngom ci laa commencé dégg Farba Ngom loo nekk courtier xanaa waroo am benn liquidité boo xamante ne 800 et quelque presque 1 milliard nga ne yaa ngi ko denc sa kër kon lan. moom kay boo boolee luñ ko sàcc nañ ko 1 milliard ci këram. xam nga tey waa Fouta Tampi yi ca ba muy Fouta Tampi toogoon nañu ne Farba dafa tabax biir këram forage te dëkk ba amul forage mu tabax ñaari forage biir këram li nga wax rëcc na ma de dellu ci. dama ne Fouta Tampi bi muy nekk Fouta Tampi ñoom ñoo fi génnoon ne Farba Ngom dafa tabax forage biir këram. forage ci kër. biir këram añam. mais dëkk ba amul forage. j'ai vu une vidéo sur le net je ne sais pas ce que ça vaut parce que les vidéos sur le net moom mën nañu leen a wax loolu ne. mooy bu Baye Niass voilà mais benn waay di filmer ne fii mooy Baye Niass mooy kër Farba forage baa ngi nii et cetera non mooy Baye Niass moom mooy véritable léegi Fouta Tampi bi léegi moom moo def vidéo bi mais forage boobu man je me rappelle ba may def sortie ak ba Fouta Tampi di Fouta Tampi waxoon na ne Farba Ngom dafa tabax ñaari forage biir këram te dëkk ba amul forage dëkk ba ci waa këram la ñuy rootsee forage ñaata moo koy defar ci xaalis nga xëcc courant tëb dëkk yëpp yow ñëw def sa kër tabax fa benn bâtisse boo xamante ne benn luxe bu insolent ci village boo xamante ne ay case moo la wër wala ay néeg yoo xamante ne c'est des maisons de fortune yenn yi soo ko mënee sax waroo koo mën a def daal ndax c'est narguer ta population c'est narguer ton peuple te nee nga yow yaay maire bi te leen moom am na Awa man foofu laa toll damay laajte rek Moustapha ndax CREI yi mi ngi fonctionné ba léegi ndax looloo ko taxoon jug. CREI exactement. ndax procureur amul droit autosaisir wu ci ndax le président Macky Sall tey warul jug woo Farba Ngom ne ko kaay restituer parce que war na xam ndax liggéey moo ko may wala may ko waaye comme que moom moo fi toog nag déclaré patrimoine 8 milliards ci laps de temps bu mu nekkoon su Wade kon keneen ku def loolu ci magistère am ak ci wetam. bu géewaloon déclaré 800 millions. dama jàpp ne Pape. dama jàpp ne waxtaanu milliard waxtaanu million centaine de millions ñaata milliards loolu la ñu war a bàyyee waxtaane ci pénc mi Pa Matar mënuñu nekk ci réew moo xam ne ñi ëpp bu ñu añee duñu reer wallaay dëgg la bés bu nekk ñu naan milliard ba jaar na fee sàcc nañ lii fële oto jënd nañ oto nangami million jënd nañ avion c'est-à-dire que waxtaanu milliard moomu ñu teg ci pénc mi la ñu war a teggi parce que bu dul dara ñu xalaat doomu aadama yi yi nga xam ne yow fu Awa Diop Ndiaye waxee ba tudd 10 000 ña nga naan seen xel ay bu ma teewoon ci 10 000 boobu yow nga toog naan sàcc nañ ma 800 millions waxoon na dindi benn zéro rek jox ma ko 80 millions rek doy na ma waaw man day su ma ko joxoon naa ci rek la lu bëree 80 millions yooyu mais bon c'est-à-dire que man xaw la mais dama am pudeur ak xaalis xaw ma nu mu demee noonu c'est-à-dire que waxtaanu xaalis ça me gêne parce que da ngay xalaat ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi tëdd ci lalu hôpital ordonnance su 10 000 francs te leen billaay dëgg la Moustapha wanewu la ñu tàmm wanewu am na ñoo xam ne hôpital ba ñu tëdd bés bu ne ñu war a fay nangam ci franc CFA soo ko dajalee ci lañ fay tëdd mën naa tabax kër wala mu def leneen mais ñooñu soxla nañu ndimbal
milliards yi ñuy tudd ci penc mi nañ ci taxawu ñooñu. mais pour wane ne fi ñu toll ci réew mi pamatar ba ñuy jeexal. xam nga tey da ngay gis ci télé yi ñuy def ay téléthon di ketal ay nit yu feebar ay xale yu feebar tey rek damay seetaan benn xale boo xam ne opération du cœur lañ ko war a defal 8 millions. Mohamed Diop am na ko tudd Mohamed Diop. tey ji loolu 800 et quelques millions yooyu suñ ko dindi woon ñaata nit lañ ci war a faj. bi baax daan am war ma daan am tey nit daan na rus di fësal kanamam di yelwaan wala di ñaan mais tey dootul kersa. nga taxaw di wanewu di ñaan naan dimbali leen ma faj jàngoro sàngam wala ma def sàngam. man dama jàpp ne gàcce la war a doon ci ñun sénégalais yépp rawatina ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee borom barke mooy maanaam borom poos yu diis yi. ñi nga xam ne am nañ ko mën nañ ko gàcce la war a doon léegi Sénégal ku fi am problème mu ordonnance wala kër gu lakk gis naa ci village bu lakk bërki démb. wala soxla boo xam ne dafa jàpp mënta taxaw nan ngay def da ngay contacter waa mafia kàcc ñu lancé la nu mu tudd. Kopar Express. mais loolu gàcce la war a doon. mais bien sûr. parce que ñooñu di ko dajale noonu. amuñu dara luñ yor luñ mën a yore seen bopp bay dajaleel keneen. ñoom ñi def effort fàtte seen bopp di dajaleel ñeneen nit di leen jox. ñi nga xam ne ñoo rënk xaalis seen kër yii. war nañoo xalaat doomu aadama. jërëjëf Babacar Thiana nee na Pape Makhtar c'est 890 millions kon wàññi nañ ci 90 millions yoo xamante ni mën na faj ay soxla jënd ay ordonnance sauver ay vie. dina jaajëfal Awa Diop Ndiaye. est-ce que sàcc boobu daganul. waaw loolu question la suba incha allah ñu jëm ci tontu information waa Yewwi Askan bi déposé nañ seen lu mu tudd lettre d'information pour seen manifestation bi nga xamante ne le 3 juin la incha allah dinañ si waxtaan. bu subaa nga dégg waa Benno déposé ñoom it su ko defee préfet ne du ci. jërëjëf Moussa Diop jërëjëf ñu doon suivre ci page YouTube tolloon ci 4